rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu xibaaru diggu bëccëg ak ponk yi ca gën a fës parti bi di réew mi dugg na ci nguur gu bees gi foofee ca diwaanu Thiès kaay kenn ku ne ak xalaat ba nga ca amee ñenn ñi ne lañu gis daal mooy lu jëm ci kompolo ak itam teg dil diggante président Macky Sall ak itam Idrissa Seck moom jiital parti réew mi jàpp leen ne jox nañ ko ñaari poste wala boog ab parti ñaari poste ministre ci biir gouvernement ba noppi itam ñu dénk ko conseil économique social environnemental mu mel ne coow yi bëri na xaxar gi itam naka noonu ba tax na sax ñi boot ca gannaawam neenu xaxar gi ni xaxar seen parti ak ku jiite yëngalu leen ba tax a gajaga di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi moo nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futurs Médias Mariama Sarr ñu dénkaat ko lañu ko dénkoon ca gouvernement ba nu tas moom nag nee na la mu tàmbale woon ci ab liggéey dina ko wéyalaat moom Mariama Sarr itam leneen loo xam ne rafetlu na ko xam ngeen na ñenn ci kujje gi président Macky Sall tàllal na leen loxo ba nu bokk ci bile parti mu ne loolee doon wenn say liggéey la ñu fas yéene def beneen ponk mbokk yi muy itam ndaw yi nga xam ne dañuy jël gaal di wutali biti réew di faatu xayma bu mujj bi téeméeri gune ak ñeent fukk bu nu sukkandikoo ci Ngoné Ndoye mu ne loolu nga xam ne dafa dellu siwaat ñu gën koo xam ci mbëkk mi bokk na ca la ko waral politique bu bon boo xam ne nguur gi da koo teg def jagleel ko ndaw yi ñàkk cee gis seen bopp moo tax ñuy witali biti réew ci diwaanu Bawol itam bokk na ca la tax ñu ne gune yi dañuy dem biti réew bàyyi fi réew mi liggéey ba ñu doon liggéey la ko yàq ñàkkum ndox ba tax na yooyu ndaw yaakaar tas ñu sëngeem amatuñu dara lu dul fop gaali looco yi jubali biti réew ca biti réew mu ñu naan États-Unis d'Amérique jongante palub njiitu réew ëllëg yemook ñetti fan ci weeru novembre diggante Joe Biden la ak Donald Trump ana kan moo ci ëpp chance jël raw gàddu gi tontu léegi El Hadj Ndaw lay doon li ceeni kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetlu ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias jéggalu ci yaxadoor gi xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee muy parti bi ci réew mi dugg na ci gouvernement bu bees bi jox nañ leen poste ñaari ministre benn ba muy économie numérique ministère boobu ñoom waa parti réew mi ñoo ko yor élevage itam mu jëm ci wàllum càmm gi nag noonu ba noppi itam ki jiite parti bi di réew mi di Idrissa Seck nekk ca bopp conseil économique social environnemental yooyu dogal yu président Macky Sall jël waa parti boobu di réew mi itam nangu ko tax na ñu dégg sunu micro yenn ci askanu Thiès ñu bëri ca ñoom nag danoo ŋàññi bi la doxalin duñ ci sori dañuy dem ca benn dëkk ñaari gaar fekk fa Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. réew mi ci gouvernement bu yees bi président Macky Sall tabb ak it Idrissa Seck mi nga xamante ne moom la ñu teg ci bopp conseil économique social et environnemental jur na coow fii ci diwaanu Thiès. déception totale la wor la. trahison la dil la ci kaw peuple bi nga xamante ni mooy peuple sénégalais mooy li nga xamante ni tey moom la président Macky Sall ak président Idriss Seck def tey. Sonko waxtaan na fekk Wade te Sonko dafa ne woon moom mooy anti système kan lay waxtaanal bàyyu système bi kon loolu du di lan la maanaam su dee acteur politique responsable politique waxtaan ak nguur dil la mais c'est comme si ñi ne ci biti ñoo baax ñi ne ci biir ñoo bon. néew mi président Idriss Seck mën na régler les problèmes du Sénégal mais je sais que à côté du président Macky bari na lu mu ko mën a indil en termes de conseil entre nit ak son aîné. kii di Mbaye Samb nekk journaliste laas di analyste politique gis ne mbir mi de dafa mel ni baar yëgoo da cee am. ñii am na lu ñu waxtaanee loo xam ne nit ñi yëguñu ko te la ñu waxtaanee xëy na mën na indi débat troisième mandat ñu teg ko ci suuf mais aussi Idrissa Seck. Macky nekk di ko xàllal pour mu dem ci kaw ci wàllum politique. bu fekkee nag ab deal la jamono yi nag Idrissa Seck mi ngi toog ak dankam te nag waa Thiès yi ñu ci bëri nee nañ lii mu indi ci tontu dara leeru ci.
Cheikh Anta Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci parti réew mi ak coow la mu mel ni coow li ba tey jeexagul boobu parti di réew mi ña ngi leen di xaxar ak sànni kàddu ñi ca bokk ne sax nag xaxar googu ñuy xaxar seen parti ak njiit la yëngalu leen sax Badara Gadiaga nekkoon gan ak Infos du matin ci télévision Futurs Médias ay kàddoom yu subaxaw ak Chérif Dia ñoo ko taataan ngir yéen ñu teewlu ko. kawe ndërmeelu tey Sénégal nekk ci problème boo xamante ni. laaj na ay doomam yëpp booloo pour ànd jàppale Sénégal pour mu jóge ci li mu nekk le président Idrissa Seck ni bii loolu amee choix dafa taxaw choix nag un responsable da koy jël muy lu neex wala mu naqari ndax soldat bii dem guerre di défendre le Sénégal jubluwu ci lu dul moom taxawal réewam devoir moo ko fa yóbbu waaye mën na cee même ñàkk bakkanam donc ñun aussi nit ñi mën nañ d'accord mën nañ bañ a d'accord mais dañu ni entrisme dugg ci gouvernement pour sauver économie moo ñu gënal radicalisme dañ ni ñun tabax bi moo ñu gënal toj dañu ni ñun la paix moo ñu gënal le chaos dañ ni ñun le Sénégal d'abord kaddu boo xamante ni ci institution yi dafa am ñun lu ñu proposé woon Sénégalais yi choisir candidat Macky Sall programme am la ñu fal programme boobu nag la ñu nekk di doxal te fu ñu nee union mooy kii dana bàyyi dara kii bàyyi dara ñu àndandoo liggéey pour suñu réew loolu moo ñu boole pour ñu àndandoo pour liggéeyal Sénégal pour jëlee ko ci situation bi. aywa ñu des ba tey ci gouvernement bu bees boobu keneen itam koo xam ne buusewul ca sees ba mu toogoon muy Mariama Sarr jëwriñ bi dénk wàllum fonction publique lañu ko dénkoon lañu ko joxaat rafetlu na itam ibbeeku bu mu jàpp rek ne ibbeeku la ndax dafa gis ne président Macky Sall dafa tàll loxo ñenn ci waa kujje gi bokk na ci ñoom Omar Sarr Idrissa Seck itam ak ñeneen la mu wax rek ne li koy xaar ci ab liggéey moo fexe ba gën a ñoŋal administration bi mu gën a méngoo ak jamono bokk na ci la koy xaar Mariama Sarr la ñuy teewlu ay kàddoom mu ngi ko yëkkatee ci diwaanu Saloum ndax moom itam mooy maire ab Kaolack kanu toogal ca diwaanu Kaolack Ndangaan Ibrahima Diame lay wuyoo ànd ak ku ñu naan Fally Gaye ci caméra bi. ouverture bi nga xam ne am na ci biir gouvernement bu bees bi ñu teg ndax lii day wane ne Sénégal ñëpp ñoo ko bokk. liggéey bi nag defe naa ne liggéey boo xam ne nekkoon nañu ci au niveau du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public le président Macky Sall nag dénkoon ñu benn programme boo xam ne dafay moderniser administration mu nekk chantier bu mag macha allah ñu door ko fas yéene ko yeggale nag ndax soo xoolee ci fan yu néew am na tournée boo xam ne ci cadre décentralisation la RTS organisé ko pour gën a wone liggéey bi nga xam ne président Macky Sall liggéey na ko ci Sénégal fonction publique lëkkaloo ci ak ñoom it ci seen pàcc bi nga xam ne moom lañ leen dénk ñu bëgg a yaatal liggéey bi indi fonction publique fu jege population yi maanaam décentraliser ko administration boobu nga xam ne agent de l'État yi lay lijjanti seeni mbir ñu yóbbu ko ci fi nga xam ne mooy gox-goxaan yi. aywa ñu wax itam ci leneen loo xam ne fi mu ne nii lëmbe na Sénégal wërngal këpp muy mbëkk mi ndaw yi wutali yoonu géej gi fas yéene teere ji Espagne mu mel ne nag gaal yu bëri day tëmb wala sax ñuy suux ba tax na itam ñi gaañu bi ñu ko xaymaa ci fan yu mujj yi ñu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk soxna si di Ngoné Ndoye moom la mu gis rek mooy lu ni mel bu nu gisee mu xewaat daanaka xewi woon na bokk na ca la koy waral ndaw yi ak seen yaakaar bu tas politique bi teg ñu teg jagleel leen ko dafa mel ni dafa ak laj ji dafa am loolu mooy gis-gisu soxna Ngoné Ndoye ay jamono ñu dénkoon ko doomu Sénégal ya nekk biti réew Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb tase nañoo moom tëngéej ga bu fekk baax. téeméer ak ñeent fukki migrants sénégalais yu des ci géej gi ci xaymab lii di organisation internationale pour la migration jëwriñ ji ñu dénkoon sénégalais de l'extérieur am nag lu ko naqari lool. xol bu metti xolu ndey xolu soxna bu gis njabootam ñuy sànku ci àll bi dafa metti nag xale bu am fanweeri at ak juróom mbaa ñeent fukki at te mënoo denc sa nawle waaye nag du tax mu xaru kon war nañu wax tamit ak jaboot yi ñu fonk xale yi téye leen war nañu wax ak sunu bopp ñun tamit ñu gën a xeex gën a liggéey
pour que ñiy décider dégg ñu. ana lu waral mbir mi nu mel ñu nemmeekuwaat ko bu baax a baax ki nga xam ne ni day yëngatu ci wàllu migration xam ne ni nag la jóg li nga xam ne li moom mooy état yi jëm ci politique yi nga xam ne ni moom la ñu jagleel ndaw yi. problème bi li ci gën a yéeme mooy bi mu amee ba tey mënoo xam koy wax mënoo xam koy waxal au niveau de l'état loolu mooy problème bi gën a rëy mooy xamoo fan la lan la kan la su président de la république wéyee kan ngay waxal dañu ne xale yi génn gu ñu dëkk bi comme duñu Sénégal de l'extérieur nga ne naa woo ministre de la jeunesse oui mais la fan la leen di joxe liggéey ñu ne seetal ministre de l'emploi nee na ma ngay former pour employabilité kon kan la ñuy laaj xaalis ñu ne DER donc ça fait plusieurs acteurs déjà ci benn affaire te tuddaguñu secrétariat d'État bi tuddaguñu direction bi tudduñu sax ministre bi nga xam ne mooy ministre plein bi nga xam ne mooy yor affaires étrangères. ci tontu yi nga xam ne ni moom la ñu war a indi ci jafe-jafe bi nga xam ne ni dafa wër àdduna wërngal këpp moom jàpp ne nag état bi war na gën a xoolaat lépp lu jëm ci politique yi muy jagleel waaye loolu xëyu ndaw ñi. fexe ñu am liggéey nag secteur yi ngay ubbi dafa bari parce que liggéey doone rek ñëpp dañu jàng am nañu diplôme dañuy dem liggéey ji wala ñi seen jàng yàqu na ci diggante bi mais ñoom tam nee nañ ci bureau lañ bëgg a dugg wala dañ leen di teg ñuy daw ci ginnaaw maire yi teg leen fa duñu mën liggéey dara da ngay dundal da ngay xool sa réew fan la jëm nga daal di ko wutal nag ay yoon ndax mënuñoo xeex mbirum migration ci boppam bu jaarul yoon te waxtaanuñu ak fa xale yi jëm réew yi xale yi jëm réew yooyu ñoo moom seen bopp ñoo am seen kaddu ñoo xam li ñu bëgg ñoo xam ñoom ñooy ñan donc il faut que fii au niveau africain président Sénégal waxtaan ak président yi ko wër ci sous-région bi ñu daal di nag àndandoo mën a jàkkaarloog Union européenne di ko wax li ñu bëgg ñoom itam. ci ay kàddoom état yi war nañ xoolaat bu baax a baax li nga xam ne lii moom moo waral mbir mu nu mel ngir nag indi ci saafara yi nga xam ne nii moom lañ ci yaakaar. aywa Babacar Diouf ñu des ba tey ci mbëkk mi ak loraangeem foofu ca kaw ga itam la ñu gis mooy gune yu bëri li tax ñuy soobu ci gaal gi itam jafe-jafe la ñu amoon ci seen ab liggéey benn ab liggéey la ñu yoroon ndox mi yore ko moom mee ndox itam ñu gis si jafe-jafe ba mu leen di lor ca la ñuy liggéey ba tax na dara doxatul looloo tax ñu ne fa ñukk boobi la liggéey wutali mbëkk mi dañ ci ànd ak Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ña ngay àddoo ca diwaanu Bawal. amoon ci forage yi ñu leen taxawaloon ci àll bi yàkkeeku na ay ata gi nii ci seen dëkk yi nga xamante ni ci lañ nekk ci dëkku àll yi xale yi di amatuñu benn yaakaar li ñu gis mooy dem feneen wuti leneen. ci média yi gis ngeen ay jeunes yu bari dañuy quitter dem ci ndox mi gis nga li ciy xew mais lii moo koy waral parce que tey su fekkoon ne ndox doy na en qualité jeunes yi dinañ mën a def seen maraîchage donc duñ mën a dem. mais tey lii boo mën da def maraîchage te war a nekk responsable de famille war a gérer say besoins léegi boo ko amul mais tu es obligé gis sa morom di dem mais tu es obligé de le faire. Assane Tine ak ay mbokkam yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkku àll yi nekk ci région bu Diourbel comme Ndiémane fi mu nekk nii mënatunoo gis ndox munu naan loolu tax na activité yi nga xamante ne dañ ci doon nekk lépp mu di mbéy mi wala sàmm gi dañ ko mujj tegani na. xale bu góor boo xam ne amoo métier bu sax war a dem Ndakaaru tey forage bi waroon na laa mën a yor tey ngay béy muy góor ñi muy jigéen ñi waaye Aquatech buñ demee buy percer di percer ba am li mu bëgg gëm nañ ne lay tax ñuy béy dootuñ ko mën ndax charge yi ñuy teg duñ ko mën. problème bi yemul ci dëkk bi di Ndiémane rek ndax bari ndondol Bakapom ak Mbel Xawul ñoom ñëpp tamit ndox jafe na fa lool. beneen gox itam bu am jafe-jafey ndox ma nga nekk ci département bu Goudomp Brikama la moom nag dëkk la boo xam ne dafa boot ay gox yu fasantikoo muy nag dëkk boo xam ne daanaka jege na réewum Guinée Bissau jafe-jafe itam bu weesoo ñàkkum ndox seen jur ga sàcc yi sonal na leen dañu koy càcc na bu leen neexee ba noppi itam wér-gu-yaram dafa soxe Bakary Konté ak Xaali Jàmme di ñenn ñu toogal ci bët saalumu réew mi. village bu gën a rëy ci région bu Sédhiou fu mu nekk nii nag dafa mar population yi nag nekk ci ay jafe-jafe ndax ci ay teen la ñuy naan ñu ne nag mois avril bu jotee rek teen yooyu dañuy wow. mais ndox moo problème bi 7000 habitants amuñu ndox si teen la ñuy rootee seen ndox bu at bi demee ba ay mois d'avril teen yi dañuy taa ndox du am loolu coono loolu moo tax ñuy sakku ndimbale si maire bi. si préfet gouverneur de ministre de la santé et de l'action sociale pour ñu jàpp
pour ñu jàppale ñu am ndox ministre de l'hydraulique je veux dire. 7000 habitants ñoom nag ñoo dëkk ci Brikama ñoom nag amuñu poste de santé ba tax na ay kilomètres yu bëri la ñuy def pour rejoindre structure sanitaire yi. bu ñu feebaree Jibaana la ñuy dem wala Goudomp da ngay njëkk a fay xaalis bu bare nga voyager dem hôpital jënd ticket jënd ordonnance ñu ne loolu coono la nañu dimbale ñu am poste de santé. Brikama aujourd'hui bu nekk le plus gros village de la région de Sédhiou mun a am poste de santé. Brikama nekk na ci biir Balantacounda nekk ci ay jafe-jafe yu tar ndaxte nag yu bëri la ñuy sàcc fii ci diwaan bi bëri na trop ay braquage tamit. suñu zone bi mooy vol de bétail saa bu ñu amee bu ñu naree wax état bi dañ koy joytu d'accord xam nañu li état bi di def xamuñu ko dañ koy laaj mu dolli parce que ñëpp xam na ne bu ñu amulee sécurité dara du dox économie bi sax day sooxu loo mënut a def ab ragal du sotti. population yi nekk fii ci diwaanu Brikama ñoom nag ay seen jafe-jafe yi ñu ngi ko doon wane ci cérémonie inauguration salle de classe ak morgue boo xamante ne union pour le développement de Brikama ñoom nag ñoo tabax salle de classe yooyu la ak morgue bi loolu nag nekk association boo xamante ne doomu dëkk bi yëpp ñoo ci bokk. bu ñu jógee ca bët Saalum réew mi Bakary Konté sant la gërëm la dañuy doxantu ci diwaanu Sine foofu ñu naan Fimela muy arrondissement la boo xam ne daanaka soxlaatuñu nee na wala boog léegi rek ñu matal la ñu soxla ci wàllum ceeb jéggaani ceeb daal daanaka dootuñu ko defati ndax nee ñu lu ëpp ñaari at a ngi nii lu toll ci junni ci ay hectares di suuf soo xam ne dafa xawoon a am xorom fexe nañu ba jël ko ngir daal di ci sóobu ci mbayum ceeb mi ren ji itam lu jëm ci wàllum ceeb lañ ca bay daanaka mënees na ni guléet ndax mësuñu faa toll rawatina gox yu naan Diofior jàpp Djidjack jaar Djilor ak Simal. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey la ñuy fekk ci diwaanu Sine ñoo fa toggal groupe Futur Média. moom mooy fi ñuy woowee Baboulaye nekkee ci commune bu Diofior ay at ci ginnaaw nag vallée la woon daanaka bu dee ndaxte xorom si dafa gañe woon suuf si kenn xalaatul woon sax dem fa naan da ngay bay waaye tey ji nag gannaaw ba nga xamee ni ay projet yu bari jot nañ faa def ay liggéey lu ëpp junniy hectare jot nañ ko faa récupérer dindi ci xorom si ba mu set wecc ba tax na daanaka ñaari at a ngi nii askanu Diofior ñi ngi fay bay ceeb loolu nag mi ngi am ci ndimbalu projet bi ñuy woowee PARERBA di projet bi xeex lépp luy émigration rurale. Voilà, fii en tout cas mairie bi délibéré na déjà 1000 hectares ça veut dire que ñi fi mun a béy en tout cas ay junni la sax mun nañ ko wax parce que su nekkee ne béykat bi mu ngi béy juste même genn wàllu hectare donc ñaari junni nit xëj nañ fi donc foog naa ne ku bëgg a béy fii ci goxu Diofior am na place pour mbéy. donc loolu lu wër la te loolu vraiment ñu ngi ciy sant mairie bi parce que 1000 hectares du lu tuuti. ren ji nag ci gis-gis mbay mi dafa mel ni baax na loolu ren ji ba tax na foofee ca Diofior sax ñi ngi xaar ne daañu am ceeb bu bëree bëri boo xam ni mën nañu wax ne mën na jàpp ci li war a mën a xeex ndóol. ren mun nañu wax ne à peu près téeméeri hectares ak lu teg ñeent à peu près béy nañ ko fi ñi nga xam ne ñoo ngi leen di topp ci mbéy mi déjà ñaari téeméeri nit la ak fanweer ak juróom yoo xam ne ñu ngi leen di topp. ci mbéyum ceeb bi jigéen yi surtout ñoo ci gën a bëri donc suñ nekkee ne dekkal nañ leen jéem nañ xeex ba xorom si bañ a dugg foofu mun na vraiment dimbale gouvernement Sénégal pour mu wàññi na nga xam ne noonu la doon jéegaane ceeb bitim réew. projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale nag ñi ko jàppale ci programme bu ni mel ay services techniques la yu mel ne ANCAR ak itam ISRA. comme ISRA aussi ñun bu ñuy liggéey aussi dañuy jël li béykat bi daan jox dañ ñëw indil ko jiwu ne ko béyal ni nga daan béy ñu nit liñ la indil ñu def fii ci sawet indil lu bees léegi nag ñu bokk ñun ñëpp di toppandoo di topp tool bi. programme bi nga xam ne nag ñoom dañ ko tëral ngir rek fexe nu mbayum ceeb gën a am doole ci biir département bu Fatick yamale wuñ ko rek ci Diofior ndaxte itam am na ay liggéey yu ñu def ci wàllu woowu ci vallée yi nekkee ci Simal ak itam yu Djilor Djidjack féetee ci commune bu Fimela. Aminata Goudiaby laata ñuy dem biti réew ñu wax itam ci mbas mi ak tolluwaay bi tey jii di altine ñaari fan ci weeru novembre atum 2020 ci test yi maanaam juróom-benn téeméeri nit ak juróom fukk ak ñett yi ñu ko defal juróom-ñaar ñoo ci amee mbas mi ñaar ñi dañ leen ko wàllu juróom wi dañu ko for te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu wér tey ñu leen xayma ci téeméer bu taftal benn mbas mi bu mu duggee ci réew mi ba léegi ñu ngi ci fukki junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñu ñàkk seen bakkan ñi ngi toll ci
ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñi nga xam ne nag ñoom ñoo wér fukki junni yi ak juróom teg na kon nag tey ñaari fan ci weeru novembre ñu tëdd ci bërëbu fajukaay yi te amee mbas mi ñu leen xayma ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar. ñu wax ci xibaar yi biti réew tàmbale ko ak jongante palub njiitu réew aser bi nu génn la ca réewum Côte d'Ivoire Seydou Nourou Ba moom la rajo Futur Média yebal mu ngi noonu may seen Seydou Nourou maa ngi lay nuyu. mu mel ni connexion bi taxu ko neexee noonu Seydou Nourou Ba moom nag moom la rajo Futur Média yebal foofu Côte d'Ivoire coow lii bari na ñaari fan gannaaw jongante palub njiitu réew Seydou bu fekkee yaa ngi ñu dégg ndax mën nga ñoo defal situation bi ñaari fan gannaaw jongante palub njiitu réew boobu am ca Côte d'Ivoire ginnaaw bi ma la nuyoo. malheureusement dañoo am jafe-jafe xam naa du ñàkk ñu làmbaat ko laata ñu koy defar ñu dem ca États-Unis d'Amérique xam ngeen ne diggante Joe Biden ak Donald Trump njaw a ngi desu xambin ba tey ndax ëllëg lañu fas yéene jàpp jongante palub njiitu réew ñetti fan ci weeru novembre kat moo ëpp chance gagné moroomam duñ ci mën a sori waaye amaana am na ku ci jéem a joxe tontu El Hadj Ndaw la moom la ñuy fekki ca États-Unis d'Amérique. plus de 91,600,000 ay nit ñoo xam ne ni def nañ li ñuy wax early vote mooy voté nañ déjà avant jour J muy le 3 novembre bi wane rek ne ni ko ñëpp waxee élection yi daf leen yitte lool américains yi mun nañ wax ne ba indépendance amee ba léegi ci ñoom élection yu leen yittele ni mun nañ wax ne mu ngi fi doog a am pour beaucoup de raisons. président Biden yàgg na ci langue politique bi am na popularité ci li ñu tuddee la classe moyenne surtout fa la juddoo Pennsylvania ba ni bàyyam toxoo dem état bi nga xam ne mooy Delaware loolu benn la ñaareel bi 2016 Donald Trump nekkutoon président 2020 moom mooy président jiite na réew mi ñeenti at yi contexte bi ñuy dund ren mooy mbas mi nga xam ne moo am ak ni mu def réew mi manque de préparation conséquences yi nga xam ne jur na ko ci bakkan yu faatu ci ñi hospitalisé ci koom-koom bi ni mu demee lu ëpp 30 millions de personnes ñàkkoon nañ seen liggéey am na lu dellu si mais taxul économie bi nekk fi mu nekkoon bi muy jël nguur gi loolu beneen élément la. loo xam ne ni gëj nañ ko gis mooy en tout cas un ancien président muy Barack Obama gis nañ ko ne moom mi ngi ànd ak ki nga xam ne moo di Joe Biden nga xam ne moo doon nekkoon vice président bi nga xam ne moo nekkoon président moom Obama di ko jàppale bu baax a baax dañoo jàpp ne Obama dafa xam Donald Trump bu baax a baax loolu la ñu bëri am seetlukat yi wax quand il parle il dérange dafay comme ni nga koy waxee dafay laal fii metti ba tax na ne daal Obama mun nañ wax ne ci campagne bi wane na ci boppam bu baax a baax. état yi gagné la woon Donald Trump en 2016 mooy li ñuy tuddee fii battleground state mooy vraiment état yi déterminé élection bi boo ko seetloo Wisconsin Pennsylvania ak Michigan moo nga fa gagné ci ñetti état yooyu ci loo xam ne weesuwul 77,000 voix donc état yooyu ñoo dellu si waat nga xam ne ni fa la élection bi nar a déterminé ren mooy lan Michigan boobu ma tudd Pennsylvania Wisconsin Ohio même Florida même Arizona gis nga candidat yi déere foofu la ñuy campagne alors man nga falu président Amérique te fekk ëppale woo vote loolu moo am en 2016 Donald Trump a été élu grâce au collège électoral collège bi mu ngi toll ci 535 membres ñu ngi ko calculer ci 435 membres yi nekk chambre des représentants ak 100 membres yi nekk ci sénateur donc il y a un grand collège la ñuy tuddee le collège des grands électeurs Hillary Clinton ëppale na ko 3 millions de voix loolu la comprendre moom Donald Trump ba gis nga ni muy campagne mu jàpp ne mën naa falu te fekk ëppale wu ma voix loolu je crois que l'ancien président Obama comprendre na ko le candidat Joe Biden ak son vice-président sénateur Kamala Harris Barack Obama wàcc na ci langue politique bi ci loo xam ne daanuñu ko gis fii ci ancien président xar na ci tànk tubéyam sonju nit ñi ne nañ ci teg suñu bakkan nañu voté ba mu mel ni suñu àddina ak suñu bakkan ci la départ. sondage yi ça donne le vice-président Biden favorable mais xam nga sondage du science exacte. sondage du la wax kuy gagné daf lay jox rek nga mën a jàng yëf yi wala nga am visibilité boo xam ne fii laa jëm ndax sondage yi en 2016 ñëpp dañu woon Hillary Clinton mooy gagné et malheureusement
Donald Trump moo koy. suba incha allah la élection yi mun nañ xaar résultat yi génn ci guddi gi mais bu mu bett kenn bu dee lañ doon gis ne Amérique gis ñu ko yoon bi mooy mbir yi jël ay fan balaa ñuy xam kan moo gañe. El Hadj Ndaw ñu sant ko bu baax gërëm ko yegg si nañ ci ponk ba mu julli ci yéen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njiital réew mi fekki njiitu réew mi mooy mbambu ci réew mi Idrissa Seck mi jiite parti réew mi Macky Sall mi jiite réew mi def na ko njiital conseil économique social ak environnemental moom mi ko def di président national soleil national li ñu ci xëta mu njëkk li mu def mooy audace ak pragmatisme maanaam ciw fit ak xerañte la ko def journal bi dolli ñu ci ne ci yeesal gi ñu nemmeeku ci gouvernement bi ak ci banqaasi kilifte fii ci réew mi ci la Macky Sall ubbee gouvernement bi boole kook dooleel majorité mu di gouvernement boobu soleil national nee nañu ak ni ñu ko tëggee gouvernement la bu dajale ay jàmbaar maanaam gouvernement de combattant ñu gis ci cër bu am solo bu ñu ci cëral jigéen ñi ngir lii di Pape 2A ñu gën ko doxal ni mu ware Sud Quotidien nañu Macky Sall tàmbali na xeex bi jëm ci suqali koom-koomu réew mi tëgg na gouvernement bu fanweeri ministre ak ñett ak ñeenti secrétaire d'état parti réew mi di parti bi Idrissa Seck bi am nañu ci ñaari ministre mu di Yankhoba Diattara mi ñu fal ministre économie numérique ak Ali Saleh Diop mi ñu def ministre Elawas seen njiit di Idrissa Seck ñu def ko njiital conseil économique social ak environnemental libération mel na ko naan ñu àdduna gudd tànk te sawarub dox ndax ndaamal Kajoor di Idrissa Seck moo fi doon wax naan bés bu doonee président de la république dafiy jëlee conseil économique social ak environnemental tey jii mu far ko jiite ba taxaw bëgg a gëmloo nit ñi ne devoir maanaam wareef moo ko tax a def l'observateur nañu liy raam ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck bu yeggee ca ñag ba danañu dégg ci réew mi son excellence monsieur Idrissa Seck président de la république du Sénégal ndonol Macky Sall la ñuy lijjanti ci seen ànd bi lu ñu yàgg waxtaane ak xumtoo la ci diggante point E gi Idrissa Seck dëkk ak ca Mermoz ga Macky Sall dëkk ay pexe la yu ñu daan nas guddi ak di ko waxtaane yan garantie ak ban caution la Macky Sall tegal Idrissa Seck ba tax mu nangoo teg lépp fi suuf dem ànd ji ak moom l'observateur mi ngi ñu koy leeralal li mu buubu dajale ay dëbësam ay déebama ki débat déebama ki kalma ñangaanam mu di ralliement gi mu def l'observateur mi ngi ñuy jàngatal la ko ca mën a fekk Le Quotidien ñu ci jamonoy Sall ak Seck ci la ñu toll Walfadjri ne ko waaye ak lu mu yàgg-yàgg bëri bukki ak mbaam lay doon kan moo ci bukki bi kan moo ci mbaam mi maanaam kan moo ko ci def morom mi laaj la bu journal Walfadjri xëy di laaj journal Les Échos nañu Macky Sall napp na Idrissa Seck ba dugal ko ci mbaalam te ba noppi nag sacrifié cadre APR yu bari ñoom Amadou Ba Oumar Youm Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Dionne Aminata Touré ak Mouhamadou Makhtar Cissé ñoom ñëpp Macky Sall sànk na leen ñi seenu génn ci gouvernement bi gën a bette nag Les Échos nee nañu ñoo di Abdou Karim Fofana ak maître Oumar Youm La Tribune bind ci xëtam mu njëkk ne moom Macky Sall ñi mu jàpp ne dañoo teg seeni gët ci ak toogam ñoo ñee la tëbal kaabu Idrissa Seck nag journal bi nee nañu moo yëm ñëpp Oumar Sarr Macky Sall dugal na ko ci gouvernement bi def ko ministre mine ak séwlu si waaye moom daanaka ak duggam ci gouvernement bi bettul ñu bari Walfadjri nañu muy Mimi Touré di Makhtar Cissé di Amadou Ba ba ci Aly Ngouille Ndiaye délit d'ambition mu di nekk ci mbir bëgg caa avancé loolee la leen Macky Sall nangalul ba tax mu séddoo ak ñoomub yóbbal source wa jàpp ne ay armeel la leen fàkkal gasal leen i bàmmeel ba mu xóot ne leen ca yemm sul Vox Populi nañu président Macky Sall ak li mu def bu doonub xeex la ci wàllu politique ñu ne dóor na kurpañ bu dal dil bi ñu doon lam-laamee diggam ak Idrissa Seck Macky Sall firndeel na ko fësal na ko jëmmal na ko jël Idrissa Seck teg ci bopp conseil économique social ak environnemental def ko troisième personnalité de l'État la Sénégal mel ne ku naan ko bu ca yamoon rek muy jàmm da cee boole nappaaje aw ñooñam ba ñu nappaajoo mu jëlante Idrissa Seck moolub gouvernement bàyyi ci ñi ñu gën a jéppi jëlee ca borom ambition yi kii di Idrissa Seck la Sénégal nañu nangoo wàcc wannaat ko moo ko tax a teeree ji ca bopp conseil économique social ak environnemental source ne ko moo taxit rey na boppam ba rey mbokkam li mu def wute wut ak jëluk fital boppam ci bopp dëgg kàngam tigi kàng piir bàyyeeko na fi mu di professeur Iba Der Thiam l'observateur xëy ñu ko tàgge wax ñu ne professeur Iba Der Thiam keroog samedi ci la faatu ci juróom-ñett fukki atam ak ñett la Sénégal nañu intellectuel bu mag ba dem na faatu professeur Iba Der Thiam Vox Populi di ko méngale ak bibliothèque bu tàkk Sud Quotidien nañu historien bu mag moom la Sénégal ñàkk. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias ngoon dina fi teew ci kàttanu yàlla ci yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf ci seen safo jaa ngeen jëf ci seen cofeel jaa ngeen jëf ci seen kóolute ñu yendu jàmm.